salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu ci Active 24 di nuyu assistant bi yëpp donc tey dañoo dalal ki nga xam ne mooy coordonnateur Yewwi Wallu fii ci commune de Tivaouane donc ñu bàyyi ko mu présenté wax ak internet yi kon monsieur ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum man la Papa Gueye man maa nekk le coordonnateur communal donc du comité électoral Wallu Yewwi Askan Wi fii au niveau de Tivaouane. Donc au passage, je remercie les camarades de l'ensemble de ces formations qui ont porté leur confiance sur ma modeste personne, vraiment pour que nous liggéey mbir mi muy rek liggéey bu nga xam ni defuñu ci dara dañ nekk ci boobu rek mais lépp ndir ñi ñoo koy coordonné di ko def ba mu jag on est là que pour superviser donc ci liggéey boobu ci lañ toll ak jàppandalante googu quoi vraiment. donc kan mooy coordonnateur mën nga ñu présenter yow la kan waaw comme ni ma leen ko man la Papa Gueye. Je suis le coordonnateur du comité électoral. Je suis en même temps le coordonnateur communal de Taxawu Sénégal, ici au niveau de la commune de Tivaouane. asalaamaaleykum waa Active 24 maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal maa ngi tudd Massata Samb nekk candidat de liste de l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal dans le département de Tivaouane maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci vraiment dalal bi ngeen ma dalal. waaw jërëjëf kilifa bi maa ngi lay jaajëfal waaw Yewwi Askan Wi li mu teg pour Tivaouane du ni sax Tivaouane la mais pour le Sénégal et la diaspora parce que Sénégal yëpp am nañ fi ay candidats ci région yëpp am na ko noonu la ñu amee ci diaspora parce que ku ne xam na Sénégal instant bi 13e législative bi nga xam ne moom la ñu génn ñu député yi nekk woon assemblée nationale mooy nekk fa di tàccu di voté ay projet de loi yoo xam ne seen bànneexu bakkan lañ ci gis wala soit bëgg-bëggu Macky Sall mais bëgg-bëggu askan bi loolu nga xam ne ak injustice bi nga xam ni dafa am ci réew mi am ci Sénégal partout nga xam ni kumba am ndey kumba amul ndey moo fi am dund bu cher bi aussi ak suñu contrat yi nga xam ni dañ ko négocier te baaxul askan wi gisuñu seen bopp yooyu yëpp lay Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal ñoo fas yéene incha allah bu amee majorité à l'Assemblée nationale relever le défi fexe ba nouveau type de député nekk assemblée nationale nga xam ni dañuy dox ci soxlay askan bi lépp loo xam ni action la bu gouvernement bi def ñu koy contrôler di xool projet de loi yi nga xam ni askan bi jariñu askan wi lay doon ñu nekk ci li nga xam ni tey jii du jariñu askan wi ñu bañ cee nekk beneen bi ci des di dem ci gox goxaat yi parce que boo nee député askan moo la fal département moo la fal commune la fal da ngaa war di dem di saytu seen i jafe-jafe moo defee incha allah man ko ñëw koy jooyee fii ci Tivaouane nag ñun am ay usines yoo xam ni am fii ay ressources minières yoo xam ni vraiment ku ne gis na pendant des années da ngay gis batal yeeg train yi du moins batalu phosphate yi ak acide yi ak zircon yi chaque jour ñuy romb Tivaouane di dem ñuy jaayee suñu ressource boo xam ne nii gisuñu suñu bopp yooyu yëpp bu Yewwi Askan Wi amee majorité à l'Assemblée nationale incha allahu rabbi ba yàlla def ñu jël réew mi yeneen renégocier waat contrat yëpp fexe ba nga xam ni tey lépp lu ci warluwaayu askan wi dinañ leen ko delloo ba mu mat sëkk incha allah. donc ñu la doon laaj projet Wallu Yewwi fii ci Tivaouane lan la war a doon bu leen yàlla yóbbu assemblée nationale bu ngeen fa am majorité. waaw xam nga bu nu yàlla yóbbu assemblée nationale incha allah donc lii suñu projet par rapport ak département bi mooy d'abord ñu basé sur les potentialités économiques du département. Tivaouane c'est un département minier macha allah c'est aussi un grenier maraîcher parce que boo duggee dans la zone des Niayes diggante Fass Boye côté Diogo ba nga wàcc Notto Gouye Diama ak même ci wàllu géej gi donc daan fa am ressources yoo xamante ne macha allah c'est très important. boole ci Taïba mi ngi fi ICS mi ngi fi GCO également mi ngi fi donc yooyu yëpp ay ressources la yu nga xam ne tey jii bu fekkoon exploité nañ ko à bon escient dugal ci dugg dëgg-dëgg population yi li ñuy tuddee RSE également responsabilité sociétale de l'entreprise ñoom it bu fekkoon delloo woon nañ ko ci askan wi amaana tey suñu département bi weesu na fii mu nekk donc ñun bu nu ngemboo ànd ko ak Yewwi Askan Wi Wallu donc loolu moom la ñuy porter pour que vraiment les ministres en charge des mines les ministres en charge de l'agriculture ñu xam dëgg tawatu askan wi ak potentialité fi nekk ñi fexe wax dëgg yàlla askan wi ñu ciy gisee seen bopp loolu mooy suñu projet majeur
ñu en tout cas département Tivaouane ak ndaw ñi nga xam ne incha allah bu yàlla attee yëf yu yemb ak jàmm ñoom lan la dara yebal fële ci pencum ndaw réew mi ndax itam tawatu askan wi moom lañ war a jël askan wi attanuñu amuñu tànk amuñu prérogative dem foofu di plaider seen bopp donc ñii ñu tànn muy Massata Samb ci commune Tivaouane muy également Soxna Fatou Gueye fële ca Mboro askan wi ñoo leen yóbbante ci les décideurs ñi xam dëgg li nga xamante ne mooy mën-mënu département bi ci wàllu koom pour que ñu jéem a fexe ba loolu tamit population yi gis ci dëgg seen bopp. dégg naa lu mel noonu mooy produit chimique nga xam dañ koy jël di ko def ci plante yi n'est-ce pas. waaw te loolu ku ne xam ne li mu mën a jural askan wi ndax tey jii bu fekkente ni da nga jël ay légumes yoo xam ni vraiment dañ ko waroon a bay mu jaar fi mu war a jaar. nga jël ko def ci xeetu engrais yoo xam ni day am jeexital ci yaramu doomu aadama loolu moo tax bi mu koy def da ko def sans débat waaw dañ ko voté sans débat te loolu foog na ni yooyu xeetu yu mel noonu moo tax Yewwi Askan Wi bu yàlla defee mu am majorité à l'Assemblée nationale yooyu yëpp dinañ ko tegaat ci taabal ji bu sooba yàlla lépp loo xam ni nekkul loo xam ni bëgg-bëgg askan wi la wala loo xam ni day indil rentabilité askan wi dinañ ko delloowaat fa mu jóge woon bu sooba yàlla. waaw Yewwi ak Wallu donc ni ma la wax ndawi askan wi lañ donc duñ yóbbul dara seen bopp lépp lu ñu yóbbu déglu ci askan wi am ci xalaatu askan wi yóbbantewu askan wi moom la ñuy jël waxtaan ci ak askan wi soog ko yóbbu noonu la demee parce que dans le cadre de ce qu'on appelle le code minier wax dëgg yàlla bari na ci yoo xamante ni rek tabaarkalla mi ngi noonu les contrats miniers également nañ ko négocier woon ba xëy nit ñi gis mu demee nii daanaka amuñu ci dara yooyu tamit duñ war a renégocier la. mais dans le cadre de proposition de loi donc ñun lépp loo xam ne fas nañ ko ne yóbbu ça émane des populations ndawu réew mi ndawu département bi dafa war a yóbbantey département la incha allah donc loolu ñu ngi dugg ci biir nit ñi dans le cadre de la campagne parce que yemuñu rek ci laaj nit ñi seen baat mais également seen i mébét seen i tawat boole ko dëxëñ ko yóbbaale nag teg incha allah loolu. lu mu wax ci projet de loi ngóor jigéen ñi maa ngi jéggal. waaw loolu moom foog naa ni ñëpp xam nañ ko ñëpp gis nañ ko Sénégal dëkku diine la dëkku Seydi Hadji Malick la dëkku Cheikh Ahmadou Bamba dëkku maam Limamou Laye dëkku maam Bou Kounta Ndiassane dëkku maam Baye Niass yooyu dëkk yooyu yëpp du moins ñooñu kilifa diine yëpp mën lim nga xam ni li ñu àdduna bi yëpp nawee mooy seen gëm diine seen taxawaay bi nga xam ni tey jii bu nee Sénégal tey ñu ne Sénégal kat dëkku diw la foofu ay nitu diine ñoo fa nekk ñooñu lan dala xeex jóge fi seeni doom di ko xeex seeni sët di ko xeex tey jii ñu toll ci 13e législature ba waaj a ñëw ci 14e législature projet de loi boo xam ne ànd sàmm jikko yi ñoo ko def pétition la sax dugal ko xalif généraux yëpp signé ko gis ni lii lu baax la parce que criminalisation wu homosexualité loolu dafa war fii ci réew mi parce que ñun dëkk leen boo xam ni réew leen moo xam ni majeure partie des sénégalais ay musulmans lañ kon loolu ñu criminaliser ko foog naa ni xefa xippi la waroon a doon waaye Macky Sall ci ñàkk bëggam Sénégal député mi ci ñàkk bëggam Sénégal ak ñàkk a jox wekk suñu kilifa diine yi moo tax ban ko fa yóbboo député Aymérou Gningue moo xotti projet de loi boobu wane ni carrément mbirum góor jigéen dafay war a continuer di fi law loolu nag Yewwi Askan Wi bu ñëwee incha allah li muy njëkk a teg ci taabal ji loolu lay doon criminaliser góor jigéen ba nga xam ni góor jigéen buñ fi jàppate dañuy jàpp ni yow reykatu nit nga parce que acte criminel la boo xam ni nekk na loo xam ni dafa mën a yàq société parce que Seydina Muhammad da daan wax ni naafeq buñ ci bañ ba rey ko te góor jigéen ñi suñ leen bàyyee fii ci suñu réew mii tey na ku ne xaar ni bis dina ñëw ñun la sa jarbaat wala sa doom mu ngi ca góor jigéen ne looloo tax Yewwi Askan Wi loolu kombaam lay doon incha allah ba keroog muy yemb ak jàmm ci kàttanu yàlla. donc Massata léegi ban message ngay laajte jeunes yi nga xamante ne jeunes Sénégal waaye particulièrement jeunesse yi Tivaouane. waaw jeunesse bi moom conscient nañ léegi xam nga bu njëkk politiciens yi dañ daan dugg ci kër yi di peek maire yi di leen jox ay financement ak nangam wala ñu nax leen solo leen ay mbubb ki t-shirt mais léegi jeunesse bi loo leen mënti tegal gis nañ caravane Yewwi Askan ni muy demee fu mu dem jeunesse yi ñooy summeeku topp ko waaw ba keroog ñuy génn dëkk bi dañ koy topp kon jeunesse bi fi mu ne nii conscient nañ xam nañ seen réew fan la war a dem parce que nëga ni waroon naa fekk jeune bu nekk boo jàngee ba am say diplôme war a mën a am yaakaar ni yow di nga am jeexital di nga am liggéey di nga am lépp loo xam ni say morom am nañ ko mais majeure partie de la jeunesse
da ngay gis dañuy jàng ba am seen diplôme di dawal ay moto Jakarta di def yoo xam ni vraiment nekkul lu rafet kon nag yooyu ñu woowaat jeunesse bi ni leen élection yi nu jëm élection la yoo xam ni ci la ñuy xam mujj Sénégal fan lay jëm mooy na ñëpp pare ñëpp teel a dem teel a wote incha allah woteel Yewwi Askan Wi bu ko defee ñu jëlee fi lii fi ne parce que lii fi ne du jëme Sénégal fu baax parce que Macky Sall jeexal na ba pare suy laajaat majorité à l'Assemblée nationale kon naru ci njub naru ci loo xam ni tamit vraiment tey jii fu luy jëmal askan wi kanam la waaw. La jeunesse dama leen wax ni rek l'avenir de ce pays là leur appartient. am na ku ni woon dis-moi quelle jeunesse tu as je te dis quel peuple tu seras donc yar teggin yiw ak ñeme liggéey surtout liggéey et il y a pas de sot métier am na ku tàmbalee ci lu ndaw mujjee ci lu mag macha allah donc dañ leen exhorter au travail le travail nag bi ci jiitu mooy jàng boo jàngee également ba am sa diplôme nga bañ a xeeb benn métier te lépp loo nekk nga exceller ci Martin Luther King dafa waxoon ni be the best of whatever you are lépp loo xam ne yàlla dogal na nga ci tuura sa ñaq fexe la doon ca ña ca jiitu ci wàllu pas-pas ci wàllu volonté ci wàllu compétence loolu la ñuy dénk jeunesse bi di leen xamal ne réew mi ñoom ñoo koy mujjee te kuy mujjee réew aussi doo yàq réew liggéey moo koy tabax réew pas-pas moo koy tabax loolu daal lañ ci sonn ñëpp violence bi également ñu bàyyi ko ñu wàññi ko mais également lii ñuy wax culture parce que dafa tellement élastique que buñ ko toppee ba ci biir day mujj dugg ci folklore kese te way ak fecc bu dul dakk guddee ba ci subaa ngoon aussi tabaxul réew il va falloir ñu allier ko ak le travail loolu daal mooy message bi nga xam ne ñoo ngi koy lancer à l'endroit de la jeunesse de ce pays là. looy tàgg. waaw di leen gërëm yéen waa ACT vraiment ci seen liggéey di leen remercier bu baax a baax di ñaan yàlla tamit lii ngeen nekk nii yal na yàlla ful ko te barkeel ko di wax rek sénégalais yi nii incha allah le rendez-vous du 31 c'est à ne pas manquer du tout. Au passage également ñu rappeler population ni leen les cartes d'identité sont disponibles au niveau de la préfecture et des sous-préfectures ku jotagul sa carte nga dem jëli sa carte bu bés baa nga teel a yeewu dem voter yi loolu daal la ñuy wax ñëpp ci jàmm ak salaam te yal na si jàmm topp ak ndamu Yewwi Askan Wi wàllu Sénégal. waaw di tàggatoo di rafet rek Actu 24 vraiment macha allah lii ngeen def ni am na solo parce que yéen it yéen a ngi ciy bay seen waar parce que lii nii fa mën a yegg man mënu ma ko faa yeggal kon yéen ñu ngi leen di jaajëfal di ñaan yàlla seen lii doon ay télévision yu baax a baax incha allah jërë ngeen jëf.